seen kóolute mooy suñu mbégte mbokk yi safoo ITV bisimila ci xibaaru marax yi bokk na ci lu gën a fës aj 2019 tey jile la roplaan bu njëkk daal di jigee ci Sénégal wutali fële ca Makka lépp luy motuwaay nag jël nañ ko ngir aj gi daal di jaar yoon ci ñoone nag am nañu fa taxaw di leen xaar ngir tertu leen leneen it ci wàllum dem geek dikk gi lu tolloo ko juróomi téeméer ak juróom fukk ci doomi aadama ñoo ñàkk seen bakken ci atum ren ci lii di accident yi xew ci tali bi jëwriñ gi ñu dénk wàllu dem geek dikk gi Omar Youm moo ko xamle di biiral nag ne lépp luy jubluwaay gi jotaguñ ci benn yoon ba tey ci dem géek dikk bi gis nañ ne ay charrette yu bëri ñoo nekkee ca gox boobee di Wakaam ñoom nag dañoo jël seeni motuwaay ngir benn neefere fas dootuñ ko gisati ci tali bi leen loolu jeexee daañ ci toftal Lac Rose nag ku ne xam ne ne dañuy yëngatu ci wàllum koom waaye xorom si fa ne xuus muy góor di jigéen di mag di ndaw ci la ñuy yëngatu liggéey boobee nag ñu nekk ay pàcc yu bëri laataa ñu jël xorom si di ko yóbbu bitim réew dañ fa dem ak Omar Kane ci njeexitalu xibaar yi looluy ponk yu mbokk yi bu ngeen taxil loo ñu yaatal ko. salaamaaleykum mbokki xibaar yi ni ñu ko junjee lañu koy dooree aju Makka 2019 lépp luy motuwaay nag jël nañ ko ngir aj gi daal di jaar yoon roplaan bu njëkk tey jile lay jugee fii ci aéroport bu Diass wutali fële ca Makka benn équipe nag boo xamante ni mu ngi bokk ci délégation générale au pèlerinage ma nga fay xaar ujaaj yu njëkk yi ki ko xam ne mooy Abdou Aziz Mbaye moom la ñu dénk lépp luy kàddu boobule délégation dañ koy déglu ci micro Cheikh Hassana Fall. ñi ngi pare ci jëm ci li nga xam ne mooy yóbbu ujaaj yi Makka donc équipe bii dem aéroport pare na bagage yi pare na li ci des mooy ñu xaar yóbbul leen ko pour mën leen ko jox fii ci Ndakaaru ci région yi jige ak fële ci AIBD ci région yi nga xam ni moo sori. waaw xam nga dëkk boo ca jëmee te bis at mu jot nga dem fa du tax nga miin ko parce que Arabie Saoudite dëkk boo xam dafa neex a miin at mu jot dinañ yóbbu lu mat ñaar fukk. ci ñi nga xam ni ñooy ñiy dem ñuy wax éclaireur wax nan ni fi nu dal sorewul ak fi nga xam ni mooy jàkka Seydina Mohamed sallallahu alayhi wa sallam du mat sax presque 5 minutes. bu ni woon suba la ñuy dem équipe bi leen di teeru ci car yi leen di yóbbu jëlee leen aéroport pare na car yi pare na missionnaires yi nekk ci car yi pare na documents yi leen di prépareel pour bu ñëwee ñu ànd ci ak ñoom yëpp pare na parce que équipe bi dem nañ ça fait presque ay 5 jours. ñu wax ci wàllum dem géek dikk gi nemmeeku nañ nag ne ci atum ren lu tollook juróomi téeméer ak juróom fukki doomi aadama ñoo ñàkk seen bakken ci accident yu xew ci tali bi ki ko xam ne nag mooy jawriñ gi ñu dénk wàllum dem géek dikk gi Omar Youm ci jamono ji nga xamante ne ñu ngi doon amal benn lël bi nag mooy taxawal naka lañ mën a xeexe yoolee jiyee xew ci tali bi ba mu ca génnee nag Omar Youm di biiral ne li nga xamante ne mooy jubluwaay yi fexe ba wàññi ñaawteef yooyee di xew ci tali bi daanaka yegsee guñ ci ba tey ci ànd ak Cheikh Sall. réewum Sénégal am nañuy jafe-jafe ba léegi ngir yegg ci jubluwaay gi nga xam ne moom la ñu am ngir xeex l'accident yu métti yi nga xam ne ñooy am ci dem geeg dikk gi. objectif yi ñu fixé woon aussi gis nañ ne atteindre ñu ko parce que waxoon nañ dañuy wàññi accident yi de 35% wàññi mortalité autant waaye wax dëgg yàlla gis nañ ne loolu sooxe na parce que objectif yooyu atteindre ñu ko li tax atteindre ñu ko nag atelier bi dina ko wane. ba pare nag andi ci ay solution bu soobee yàlla. si loolu nag kilifa yi am nañu ab jubluwaay gu yees goo xam ne moom la ñu jubu ngir mën a xeex l'accident yu takku yi si dem geeg dëkk gi si noonu nag ñuy gën a dëgëral kaake yi ak yoonal gi nga xam ne moom la ñu war a teg si dem geeg dëkk gi. gis nañ nag action yi ñu def police wane na li mu def gendarmerie wane na li mu def chauffeur si wax nañ li ñuy def partenaires techniques et financiers yi wax nañ li ñuy def ak li ñuy yéen a def suba waaye gis nañ ci def biñ bi am na fu sooxe am na yu manqué am na yu ñu deful. loolu moo tax jàpp nañu ne plan d'action bii di ñëw ñu war ko def mu jëm 2021 ba 2029 dinañ ko xool naka la ñu koy defaree ba nga xam ne wax dëgg yàlla li ñu ci sumb bu ñu ko fas yéenee def jour bi ñu ko commencé def at bu nekk wala ñaari at yu nekk dinañ wootewaat lu mel nii évaluer loolu mooy action yi ñu planifié xool li nga xam ne jub na ci ñu jubanti ko. li nga xam ne dëng na ñu jubanti ko li nga xam ne war nañ ko yokk ñu yokk ko li nga xam ne aussi defaguñ ko
ñu jéem a xool lan mooy gàllankoor yi ba waruñu ko def ba nga xam ne bu ñu toogatee ci plan bi bay évaluer plan d'action wu 10 ans bi dinañ gis ne liñ ci waxoon yëpp def nañ ko ci. xayma yi ñu ngi wane ne ci réewum Sénégal at mu jot dina am lu toll ci juróomi téeméer ak juróom fukki doomi aadama yoo xam ne ñoo ñàkk seen bakkan ci dem gi dikk gi ay junni doomi aadama yi di ci am ay blessés yu doy waar te loolu bu ñu xoolee ndaw ñi ñoo ci ëpp lu ñuy loru. ci noonu nag Cheikh Sall seetlu day daal di taxaw ñu nemmeeku ne ci atum 2018 jàpp 2019 jéye yi xew ci tali bi dafa bëri loolu loolee jur njàqare ci ñi nga xamante ne ñooy woy jëfandikoo yi di artu saa su ne dellu si waat ci li nga xamante ne ñoo fi jot a ñàkk seen bakken ci atum 2018 2019 dañ ci ànd ak Youssouf Konté. at bu nekk dinañu wàññi lu ëpp ñeenti junni accident fii ci Sénégal xibaar bi kii di jëwriñ bu ñu dénk wàllum dem bi ak dikk bi Omar Youm moo ko xamle bu ñuy màggal semaine nationale de la prévention routière te lu muy néew lu ëpp juróomi téeméer doomi aadama dinañ ñàkk seen bakkan te bu ñu sukkandikoo ci ministre Omar Youm liy waral accident yi mooy melokaanu chauffeur si ci kaw tali bi maanaam seen dawalin bu jéggi dayoo waaye itam li ñuy faral di nelaw ci volant bi mu doon li muy nakarlu lool waaye suñu sukkandikoo ci brigade nationale des sapeurs-pompiers at wi ñu génn lu ëpp juróomi téeméeri doomi aadama ñàkk nañ seeni bakkan ci accident yi ministre Omar Youm xamle na ni ñu ngi def seen kéemtalaay kattan ngir accident yi wàññeeku bu baax a baax fii ci Sénégal. ñu ne meeku mandarga bu bees ci permis yu yees yi ñenn ñi nag di ci andi ay kàddu dem sax ba naan mbirum góor jigéen lañu bëgg a daganal ci dëkk bi moo tax ñu def mention genre ci permis yu yees yi kii di ministre Omar Youm nag daal di teggi yooyu le tuuma ne loolee taxul li ni mel am dañu koy daal di déglu. waaw permis yi dégg naa liñ ci wax ñu ne dañu def permis yi léegi maanaam mention biñ ciy def mooy genre nag ñoom dañuy jàpp moom ci ñoom ñuy wax xalaat boobu. mooy genre dafay indi prox doll boo xam ne dañ ciy dugal affaire góor jigéen ak ñi nga xam ne dañuy ay transgenre lañu maanaam ñi nga xam ne kenn xamul góor lañ kenn xamuñu jigéen lañu may dalalaat seen xel rek parce que seytaane waxul dëgg waaye yàq na xel. genre li ñu ci wax mooy ñun liñ ci xam bokk ci Sénégal ak législation Sénégal fi mu toll mooy góor ak jigéen xamu ci ku nekkul góor ak jigéen loolu xamuñu ko ci moo tax permis yi liñ ci bind genre doo gis mukk ci permis bu ñu deful masculin wala féminin donc loolu moo am solo li ci des nag ñu wax leen ne xalaat yi day weesu day changé xam nga sexe mënoon nañ ko wax peut-être en 1900 wala en 1960 waaye léegi nag kàllaama yi dañ koy woddu moo tax woddu kàllaama yi moo tax ñu indi yenn notion yi nga xam ne presque mooy équivalent sexe te du nekk sexe parce que sexe jàpp nañ ne dafa vulgaire. ñu des ba tey ci wàllum dem géeg dikk gi wuteeli ca université Cheikh Anta Diop ndongo yi fa nekk gis ne accident yi xew ci tali bi dafa bëri lool moo tax nag ñu war a artu waaye askan wi rawatina li ñu di woy jëfandikoo nekk ci tali bi daw ndànk ngir mun a yegg fa nga jëm te benn jéyee duñu ko nemmeeku dañuy déglu seeni kàddu. accident yi nag li koy waral souvent mun naa wax ne ci âge bi la quoi souvent sa âge du mot. ñëw am sa permis dugg ci yoon bi di def lu na leer souvent ak mal éducation bi. li ko indi mooy chauffeur yi mesure amuñu mentalité bu ñu mën a dawalee oto yi. parce que léegi ñi ëpp ci chauffeur yi mun nañ ne ay jeunes lañ parce que xamuñ ni ñu dawalee amuñ jabar amuñ doom amuñ dara donc foog ñu changer waat mentalité yi xool. naka la ñuy def pour améliorer niveau boobu noonu. ñun ñi nekk ci réew mi ñi nga xam ne ñun ñooy dawal oto yi ñun ñi nga xam ne ñun ñooy jéggi tali yi ñu xool li ñuy def bu baax ñu ànd ak yar chauffeur yi ànd ak yar ci li ñuy def waaw état bi jël ci am ay jumtukaay yu baax ba pare dawal du n'importe qui moo war dawal parce que am na yenn at yoo xam ne boo ko amee ba pare di dawal oto boo defee accident mën nañ dafaa war a mën a nekk. li koy arrêté xanaa. ñu dugal ku bugg a am lii comme permis ñu dugal la ci benn école de formation waaw benn école de formation boo xamante day spécialisé seulement ci affaire conduite waaw loolu aussi suñ ko ubbi woon tamit day baax ci dëkk bi waaw di leen di jàngal nu ñuy dawalee code de la route. non état bi li mu war a jël ay matukaayam ci loolu parce que mënuñu constater ñi nga xamante ne ñooy conducteurs yi nekk ay jeunes. xamuñ dara ci oto ñu leen di jox oto yi ñuy yeb surtout chauffeur de bus yi dañuy def lu leen neex ci tali
des fois sax ñuy rawante alors que loolu noonu c'est pas normal état bi daf si war a jël ay motokaayam yu mot sëkk. permis de conduire yi ñi ngi koy jox ñu xool ñi ngi koy jox bu baax ñu dem di jàng téere yi nga xamante ni mooy tax nga xam les notions yi nga xamante ni tey boo ko jàngee daa xam lii feu vert la lii feu rouge la lii da nga war a jàll lii da nga war a jéggi wala waroo jéggi waaw loolu yëpp boo ko xaymaa daal mooy doomu aadama bi ci boppam nit ki ci boppam am na ci responsabilité waaye tamit nguur gi tamit am na ci responsabilité mooy mu teg fi ay jumtukaay yoo xamante ni tey ku nekkul ci yoon rek booy dawal wala ngay dawal yenn dawal yu rëy yoo xamante ni vitesse yoo xam ne dafa am doole ñu wax la wàññi. ñu wax ci wàllum koomu wutali ca marché Tilène ak kuréel gi ëmb jaaykat ya fa nekkee maire ba Fuuta doon jano ko way taskatu xibaar yi di ñaawlu mbalit ma fa nekk rue 19 bi nga xamante ne dañu ko loué loolee tax nag amatuñu client ndax client yi mënatuñoo yegsi ci bërëb yi nga xamante ne la ñuy jaayee parking ba fa nekk it ñu gis ne payoor gi dafa cher loolu mooy bërëb bi ñuy gaare seeni woto waaye tiirtaange moo am ci ñoom jaaykat yooyu ndax gis nañ ne tàkk-tàkk yi am ci marché yi dafa bëri tax na nag ñuy sàkku ndimbal ci kii di gouverneur bu Dakar ki ñuy joxoñ nag baaraamu tuuma mooy mairie bu Médina dañ ciy déglu kii di Ibrahima Diaw bokk ci boobule kuréel. dafa fekk ne tey vraiment temps yi yëpp dañu nekk ci ay mbir moo xam ne marché bi dañ ko jànkoonteet ay problèmes yu bari problème yooyu nag ñu ngi koy commencé maanaam ci mbiru désencombrement maanaam rue bii ngeen nekk mooy rue 19 jaar ci marché bi à chaque fois dañ koy tëj benn su feetu tabaski jotee wala korité mairie bi da ko faral di ko doon tëj di ko jaay ay commerçant di leen ko loué ñuy fay lu mat ay 20 000 ba 25 000 loolu noonu la ñuy kaas parce que du am sécurité ci marché bi ndax bu ñu ko tëjee duñ am problème ñu nekk ci biir marché bi duñ nekk en sécurité leneen li mooy lan mooy tamit day fekk ñooñu kenn du mën a accéder wu ci marché bi kon day tëj complètement marché bi te du doxal dara ci marché bi leneen li mooy mbiru insalubrité bi maanaam mbiru cat gi marché bi dafa salté 2 ans ngi nii kenn raxasu ko chaque 6 mois dañ ko waroon raxas nanguñ ko raxas nanguñ ko def dara mbalit mi di fi tege chaque fois oto mbalit bi ay 10 heures lay ñëw lu toll ne marché nga toog fi 10 heures baare rue 19 bi nee na da ngay tonni mbalit mi kon nag loolu noonu lañ ci war a jóg war cee taxaw leneen lu ñu bëgg a wax mooy mbiru sécurité gis nañ ne marché yu bëree ngi tàkk te dafa am ñoo xam ne ñu ngi ci kaw marché Tilène fii di nekk ci kaw terrasse bi di fa tux di fi def lu dul yoon te mën na am lu ñu fay tuxee ñu taal marché bi su boobaa ñu yaakaar ne lii la wala court-circuit la wala leen fekk du dara ñoom ñoo taal marché bi leneen lu ñuy gën a tamit di ko joytu mooy mbiru parking yi xëy ñu indi fi benn parc de société boo xam ne day exploiter parking bi benn cher na ñaar na foo taxawee sax di noy wala leneen ñu kii la kon nag lu ñuy ñaan mooy maire bi xam ne ñun nekkuñ fi comme opposant wala nekkuñ fi comme lenn na jàpp ci lii fexe lijjanti lii sotti lii mu gaaw ndax du dara ndax commerçant bu demee bay kaas mbiru cet di kaas mbiru désencombrement nga xam ne y'a problème kon na problème boobu nañ ko régler nu mu gën a gaawee ñun ñii ñëpp ñoo fi nekk ànd doon benn suñ doon benn def nañ pétition jox ko pétition baa ngi nii ñëpp xam nañ ne kii ni pétition baa ngi nii ñu ko signé bëri na donc nañ xam ne pétition bii nii waa marché bi yëpp ñoo ko signé jox nañ ko maire bi jox ko préfet jox ko gouverneur lu ñu fiy kaas lépp mu ngi ci. gannaaw janoo beek woy taskatu xibaar yi jëm nañoo jokkook ki nga xamante ne mooy ndeyu bopp moomeel bu Médina waaye mujj la antu leneen nit ci biir xibaar yi ñu wutali fële ca Wakaam waxtaanee dawalkatu charrette ya fa nekk jël seeni motuwaay ngir benn neefere nag kenn du ko forati ci mbedd mi loole nag mairie ba fa nekk di ko rafetlu bu baax waaye gis-gis ak mbébétu dawalkatu charrette yi mooy fexe ba képp ku yor charrette ak ci gox boo munti nekk nga jël boobule motuwaay nga xamante ne teg nañ ko ngir benn neefere duñu ko gisati ci mbedd yi Ibrahima Kamara. borom saret yu Wakaam mi yàgg nañoo xalaat laata ñuy am pexe ci neefere fas yi ngemb mbaa lal ab saaku léegi neefere fas yi dootuñ tilimal la tali bii. ki nga xam ne moom la yàlla dénk commune bi muy monsieur le maire daf ñu mos a convoqué pour ne fas yi daf leen di wutal benn ngemb pour fas boo xëyee bala nga koy tax nga ngemb ko pour neefere yi bañ di tuur. ma calculé ne fas yi boo xëyee bokkoo ngemb am na fas yoo xam ne pour nga laal seen taat yi problème lay indi te ku fi fas wex da ngay faat. ñu ne ko nanu wut ay saaku léegi takk ko mu tiim fi fas wi neefare bu neefare mu sotti ko ci biir léegi boo demee ba mu diis nga taxaw sotti ko benn place
après nga dolewaat ko boo wàccee nga yóbbaale ko oto mbalit bi mbaa fooy tuur mbalit nga sotti ko si. waa mairie bi am mbégte lool la ndax jafe-jafe yu tar lañ daan jànkonteel la ngir seetal dëkk ba. boo xëyee romb nit ñi ñuy dindi suuf si dindi dégager tali bi ñooñu ci feera bi mooy nit ñi nga xam ne da nga leen di romb ñu sol seen i tenue chaque suba 6 heures du matin ñu xëy ba 11 heures ñu nekk tali bi nga romb leen yor saret dawal sa fas ñu nettoyé pare mu bàyyi fa ay nefare xam nga loolu macha allah sa xel war na am ci lu mu dem donc mais nag bi ñu leen sensibiliser wax dëgg yàlla ñoom tam taxaw nañ ci commencé nañu defar seen fas yi ba nga xam ne mën nañoo xëy ba wàcc li nga xam moom la seen fas yi di bàyyi du wàll ci tali bi ñu ngi koy couvrir bu paree nag ñu joor seen léegi ñoom nan lañ koy traité ba nga xam ne fu ñu koy dajalee bu oto mbalit yi ñëwee ñu mën ko yóbbu loolu daal jàppale nañ seen bopp. njiitu borom saret yi si Wakam di ñaax moromam ya. nan dem ba moment yoo xam ne fas yëpp dinañ ko mën ñii ñëw ak ñi ñëw mais loolu daal mooy li nga xamante ni moom laa jëlee si moom laa jëloon pour sensibiliser gars yi maa ngi nag tàyyiwuma maa ngi leen di toog di dem ak di mais nag ba léegi amaguma ci 100% yóbbu. tali Wakam yi am xarkanam bu yees bu tàggoo ak neefere fas yi ngir am dëkkuwaay bu mucc ay si way jëfandikoo yi waaye it ña fa dëkk. ci kuréelu dawalkatu taximan yi ñoom nag dañoo mer ba futtu li ñuy sàkku mooy ñu wàññi njëgu li di carburant bi nga xamante ne dañu ko yokku waaye it njëg bi nga xamante ne la ñuy fay ngir jàll visite technique gis nañ ne it autoroute à péage bi dem geeg dikk bi la ñuy fay dafa jéggi dayoo ñoom ñooñu nag doon jënd ko wëy taskatu xibaar yi mer ba futtu di sàkku it ñu leeral boomub taximan bi di Ibrahima Samb mi nga xamante ne 27 octobre 2016 ba tey ay mbiram amaguñ ci lenn lu leer dañ ciy déglu Modou Ndiaye secrétaire général syndicat bi ci micro Ibrahima Cissé. waaw suñu ndaje bi li ko tax a jóg mooy dañoo gis ne aussi tool nañ ci benn moment boo xam ne kenn ku nekk xam ne transport am na jafe-jafe ñun nag ñu nekk ay syndicat transport moo tax ñu ne tey dañuy def benn signal fort pour taxaw fii ci place de l'Obélisque ni ko Sénégalais yëpp defee daal di exprimer suñu naqar. waaw li ñu metti bari na parce que ci 1er mai bi passé tëgg nañu benn plateforme revendicative bu fukki point ak juróom-ñeent yox nañ ko autorité compétente yi toog di leen xaar depuis 1 mois léegi nag biñ ko yóbboot waxoon nañ leen fii ak 1 mois su fekkente ne bii amuñu ci luñ bëgg dinañu wàcc ci tali bi suñ premier plan d'action daal tey mooy rassemblement bi bu passé incha allah danañu dem grève le 1er septembre incha allah. waaye li ñu sàkku bari na mooy que ni gis nañu ne carburant bi yokk nañ ko fan yi ñu bëgg ñu wàññi ko automatiquement sans délai. gis nañ ne am na benn taximan ñu reyoon ko fi y a 2 ans et demi 300 mois ci ginnaaw s'appelle Ibrahima Samb. boobu ba léegi suñu dossier dafa nekk en lenteur judiciaire ñun loolu lañ jàpp xamuñu lan moo ne ci dossier bi. ñu wax ci wàllum yoon wutali ca Thiès ak procès en appel bu jëm ci garab yu jaarul yoon ca xewoon ca Touba Belel tribunal bi nag tey daal di nay dóor ki nga xamante ne mooy Mamadou Wuri benn mandat d'arrêt moom moomee nag Mamadou Wuri di fàttali ne dafa amoon grâce présidentielle waaye loolee teewul benn yoon mandat d'arrêt bi mu ngi ci kawam ak juróomi ati kaso yoo xamante ne da koo war a tëdd waaye kii di Bara Silla moom juróom-ñaari ati kaso la war tëdd. ñu wax ci wàllum njàng meek njàngale mi ak examen BFM bi nga xamante ne door nañ ko résultat yi tàmbali génn ci centre Saint-Pierre bi nga xamante ne ñetti jury la ñu fa nemmeeku jury bu njëkk bi nag candidat yi ñu ngi tolloon ci téeméer ak juróom-ñetti fukk ak ñeent ñi nga xamante ne nag ñoo fa jàllagum ci premier tour bi ñu ngi toll ci ñeent fukk ak benn ci deuxième tour bi nag ñu ngi toll ko juróom-benn fukk ak juróom-ñett ci jury numéro 2 bi ñoom it téeméer ak juróom-ñetti fukk ci ay candidat lañu waaye juróom fukk ak ñeent ñoo daal di jàll d'office ñu jàll ci ñaareelu tour ba nag ñu ngi tollook ci juróom-ñetti fukk yu manqué benn ci jury numéro 3 bi ñu ngi tolloon ci 175 candidats muy téeméer ak juróom-ñaar fukk ak juróom ci ay candidats foofee ñi nga xamante ne nag ñoo jàll ñu ngi tollook ci juróom-ñetti fukk ci deuxième tour bi ñu ngi tollook ci fanweer ak juróom-ñetti fukk ñu wax ci beneen l'examen muy baccalauréat bi nga xamante ne jeex na tàkk seetlu gi nag day daal di taxaw ne ci atum 2017 jàpp 2019 wala sax juróomi at ci ginnaaw ba at wi ñu toll téeméer boo jël fanweer ak benn la tàmbalee jàpp fanweer ak juróom-ñaar ci xayma ñooñee ñoo daal di jàll jàngat gi dañ ci ànd ak kii di Youssouf Konté. résultat yi tukkee ci baccalauréat bi ci juróomi at yi ñu weesu daanaka yéegul wàccul ñu ngi ko xaymaa ci téeméer boo jël
diggante fanweer ak benn ak fanweer ak juróom-ñaar ci ay ndongo yu am seen baccalauréat ci 461 759 élèves 257 838 am nañ seen lijaasa bu njëkk ci daara ju kawe ji ci diiru juróomi at maanaam diggante 2015 ak 2019 boo jëlee 2015 moomu ci 147 067 candidats 45 355 képp amoon seen baccalauréat 9,7 kese am seen mention yu jëm ci assez bien bien ak très bien at bu ci topp 54 547 candidats ñoo gàddu woon seen baccalauréat ci lim boo xam ne mu ngi toll woon ci 152 798 ci atum 2017 151 991 ñoo defoon baccalauréat bi waaye 46 769 ñoo ko amoon ñu nemmeeku ne lim ba wàññeeku na ci boo ko xayma ak atum 2016 158 334 ndongo daara ñoo seggoon ci épreuve baccalauréat bi ci atum 2018 55 137 ñoo ci génnoon ñu nemmeeku ne am na yokkute ci boo ko xayma ak atu bi ko jiitu woon ngir jeexal ci atum 2019 wàññi nañ lu toll ci 56 030 élèves yi amoon seen baccalauréat ci 155 551 ñi ko defoon mu doon ay lim yoo xam ne daanaka boo seetee ba ci biir taxuleen a rey noonu li koy firndeel mooy limu mention bi nga xam ne ñu bari jàpp nañ ni dafa tuuti lu ñu seetlu itam moo di limu xale yu góor yi ñu am baccalauréat bi moo ëpp fuuf bu jigéen ñi baax na am baaxut ñii di yëngatu ci wàllum éducation ñoo ci àddu. ñu wutali ca banlieue bu Ndakaaru ca Tivaouane Diacksao nga xamante ne ñaari mbànd ndox ñoo fa nekk mbànd ndox yooyu nag amul dara lu ñu ko wëralee looloo tax askan wa fa nekk di dund ci tiitaange rawatina nawet bi nga xamante ne dafa dëdmal saa su ne nag dañ daan gis ay gone di lab ca mbànd ndox yooyu tax na ñuy sàkku ndimbal ci kilifa yi ñu wut lu ñu wëralee yooyu le mbànd dañ ci ànd kii di Boudal Ngathie ak Alioune Badara Bokoum. bassin de rétention bu Tivaouane Diacksao ñu ngi ko tabaxoon ngir xeex inondation yi waaye dafa mel ni bassin de rétention boobu dafa mujjee yokk jàngoro ñii di population ya dëkkee ca wet ga. wax dëgg yàlla bi ba ñu amee bassin bi ñun ñëpp dañoo waxoon alhamdulilah rabbil alamin wante mujjee ñi wax dëgg yàlla loraange la ñu fi indil ndax dañ fee defee collecteur yi baaxuñu mujjee léegi nag mi ngi gis nga niñ ko defee nii xale yi dañ ciy daw guddeeg bëccëg keroog rek yàggul sax benn xale moo dugg ci benn tout temps dafa dugg ci biir yenn mag ñoo koy gis bu du woon la xale bi noonu lay faatoo dañ ko mujjee génn ba bés bëri bi ba dañ ko mujjee hôpital. ñoom ñu dëkkee ca wetu bassin de rétention bi jàpp ne autorité locale yi defuñu dara. maire bi mosu ñoo gis maire bu taxaw fii di ci wax mosu ñoo gis maire bu taxaw fii ñun ñoo fii nekk di ci bëgg a dee suñu fosse douce yi fees na dell ndax ndox mi moo jóg. am na benn rigole bu nekk fee benn bassin nee nañ bassin boobu buñ ko taalee la ndox mi di wàññeeku bassin bi taaluñu ko. ñu génn leen ci situation boobule balaa nawet bi di tàmbale ñoom ñu dëkkee ci Tivaouane Diacksao ñu ngi interpeller autorités locales yi. bëgg nañ ñu jàppale ñu si pour ñu xam ñu defar fii am sécurité xam nga lamp yi aussi tamit ñu ngi fay benn par benn lamp yi nekk si kaw yi ñu ngi fay benn par benn te xam nañ ñëpp xam nañ commune Tivaouane Diacksao amul dara loo xam ne def nañ ko fi. amul dara loo xam ne def nañ ko fi lamp yi day fay bassin bi baaxul déjà mu ngi commencé daanu boo xoolee côté yëpp mu ngi commencé xoolal kee mu ngi dugg ci bassin bi di sangu di gub ay ñax. bassin de rétention bu Tivaouane Diacksao bu moytuwul dafa nar a mel ni bassin de rétention bu Djiddah Thiaroye Kaw maanaam boo xamante ne lu tolloog juróom-ñeenti ndaw faatu nañ ci autorité locale yi nag interpellé nañ leen balaa mbir mi di gën a ñaaw. suwaat ci Ndakaaru ak lël wi nga xamante ne jëwriñ ñu dénkum wàllum koom plan ak coopération di Amadou Wat amaloon na ko ci digganteem ak directeur de la coopération internationale bu Union européenne doon xaatim nag lu toll ko juróomi million d'euros ci xayma suñu koppar mu ëpp ñetti téeméeri million koppar yooyu nag li ko tax a jóg mooy dimbali réewum Sénégal ci coppite jaww ji dañuy déglu jëwriñ ñu dénkum wàllum koom. Union européenne nag dañu ñëwoon seen délégation jiite ko mooy directeur général bu développement ak coopération Stefano Manservisi nga xam ne sama xarit la mu nekkee baat liggéey na lu bëri ak ambassadeuru Union européenne fii ci Sénégal buy représenté Sénégal fii ci sunu réew mooy représenté délégation Union européenne ak directeur bi nga xam ne nag moom mooy responsable lépp lu jëm ci environnement ak ci affaire climat ci commission Union européenne. ñu ñëw nag signé convention wu 5 millions d'euros donc ñetti milliards ak lu teg pour mun a soutenir Sénégal ci wàllum
changement climatique mooy soppeeku climat xam nga changement climatique day am conséquence ci économie day am conséquence ci ay nit yi day am conséquence tam surtout ci ay nit yu néew doole convention bi nag signé nañ ko léegi financement bi dina jàppale Sénégal ñu xeex ak changement climatique wante aussi dina gën a jàppale aussi ñu mun a def ay projets ci région côtière yi nekk Sénégal ci Petite Côte bi ay côté Mbour ci Sine Saloum wante aussi ci Casamance aussi. bàkk ba jib na xibaar yi biti réew daañu yóbbu ca France Iran Hong Kong ak Portugal des ci ànd ak Cheikh Hassana Fall. ñu tàmbalee xibaaru bitim réew yi fële ca France xam ne ab doomu Guinée moom lañu fa buuma jël bakkanam turam doon Mamadou Bari moom mi la xam ne ab enseignant chercheur la woon fële ca Rouen ki def njobe joojee sax moom waa police jàpp nañ ko moom mi jugee fële ca Turquie moom sax ñiiti waa police jàpp nañ ne xelam dafa jagadi ndax suñu seetloo ay infraction yu bëri def na ko ci lu jëm ci stupéfiant yi xam ne waru koo jëfandikoo waa police di xam ne ba léegi Mamadou Bari fanweeri at ak benn la am moom mi dañ ko agressé dóor ko ay sox yu bëri ak i butéel yuñ ko yenn tax ba moom mu mujj fee ñàkk bakkanam ginnaaw bañ ko hospitalisé ci Rouen mu ñàkk bakkanam ci samedi bi agression bi xam ne moom ci dibeer bi le andi na ay réaction yu bëri ci politiciens yi. coow bi am ci diggante Iran ak waa États-Unis waa CIA dugal nañ ci seen loxo fukk ak juróom-ñaari doomu Iran ñoom la ñu teg loxo ci diggante mars 2018 ak mars 2019 waa Iran yi xam ne ñoom ñoo joxe xibaar bi ñoom jàpp nañ ne ñiiti waa CIA dañ leen tuumaal ne ñoom ñooñee dañoo taxawaloon ab réseau espionnage suspect yooyee xam ne dañ leen teg loxo ku nekk dafa doon doxal boppam waaye ñoom jàpp nañ ne ñiiti waa CIA ñoo leen tegal ab ndëgg sërxal xam ne ñoom ñëpp dañ cee mujj dugg ndax bëggoon wut ab visa ngir dem fële ca États-Unis kii ko xamle ci ab benn responsable iranien ñoom ñi xamle ne jàpp nañ ci ñu bëri waaye waxuñu ba léegi ñaata nit lañ ci nar a condamné à mort bilib mbir xew ci contexte boo xam ne ci diggante Iran ak waa États-Unis moo ngi nekk ci jafe-jafe yu dul jeex ginnaaw ba waa États-Unis génnee ci accord international ci nucléaire iranien bi ak tamit tension yoo xam ne saa su ne moo ngi gën di yokku fële ca golfe bi. coow bi am fële ca Hong Kong mu ngi woy ti gën a bëri ay mbir yu cay génn ndax ay doomu aadama yoo xam ne ñoom dañoo sol seeni yëre yu weex ak tamit takk seeni masque ñoo génn yore seeni bant weñ ak tamit ay batu baseball taxaw ne dañuy dal ci ñi xam ne dañu nekk ay manifestants ci xeex gouvernement bi le ñoom ba ñu paree sax seen manifestation bu rëy la woon doon ñibbi seen kër ci nataal yi ñu gis ñuy jaarl ci Facebook moom mën nañoo wax ne nit ñooñee ñoo ngi doon yuuxu ti daw waaye agresseurs yi dañ leen ñëw topp leen ñi agresseur sax ñenn ñi xam ne jàpp nañ ne dañoo bokk ci ay triade maanaam ay gang yoo xam ne dañuy wër ti xool ñan ñoo bokk ci manifestant yooyee ngir dal ci seen kaw ñoom ñi le sax lii de nekkul lu bees ci ñoom ndax mosoon nañ fee dóor ay nit yoo xam ne dañoo doon xeex ngir démocratie ak tamit ay journaliste ci benn métro bu nekk foofee ca Hong Kong. ci Portugal lakk gi am ci seen àll gi moo ngi wëy ba léegi ti leen andil ay jafe-jafe su fekkee ne sax autorités yi nekk ca réew ma ñoom jàpp nañ ne lu bëri ci lakk googee maîtriser nañ ko ci altine gi ci fajar ñoom ñi ñoo ngi xamle ne ba léegi ne tey jii bés bi naruta yomb benn yoon ndax journée bi dafa nar tàng loolee foofu ca mim réew tax na ba ñoom ñoo ngi waajal lépp luñ ci war ngir mën a xool nan la ñuy gérer bi lépp situation lakk-lakk yu ñoom jàpp nañ ne lu gën a tax muy am doole bés bu ne dafay fekk ne dëkk ba ngelaw gu am doole mooy wëy ti fa am ndax zone boobee jëye bi ti am muy Castelo Branco dafa nekk ci ay kilomètres yu sore foofee ca Lisbonne zone boobee xam ne moom ngelaw yi ak tàngoor gi dafay bëri. nañ ko ci ndorteelu xibaar yi daañu wutali fële ca Lac Rose ak xorom si nga xamante ne moom lañ fay liggéey muy góor jigéen di mag di ndaw daanaka seen koom lu ci ëpp ci xorom soosee lay bàyyeekoo waaye xorom si nag ngir ñu jëfandikoo ko foofu rek mu jaar ci ay pàcc yu bëri lu ci ëpp nag daanaka bitim réew lay mujjee Omar Kane. juróom-ñaari waxtu ci fajar la ñu yeewu ci xayma ñu ngi wàccee lu toll ci juróom benn fukk paanu xorom ci gaal bu nekk. ñaar ba ñetti gaal bés bu ne mu nekk liggéey boo xam ni dafa yàgg te metti
moo tax bëgguñu benn yoon juum ci lim bi ñu am seeni méthode bopp. ngir fagaru ci xorom si dañuy jël seeni matuwaay. moom ñu xëyee 7 heures ñëw fii fekk gaal yi génn bu ñëwee daal di diwoo suñu karité sol suñu kawas sol suñu plastique après ñu daal di commencé liggéey bi. gaal 2000 lañ ñuy fay bu soog a ubbi nii gaal 2000 waaye bu demee ba si kanam paan juróomi dërëm. léeg-léeg ma wàccee ay ñetti gaal léeg-léeg ma wàccee ñeenti gaal daal du toujours daal li nga mën tey nga mun lii suba daal. du toujours nga mën a wàccee li tey da ngay wàccee tey ñaari gaal wala tey ñetti gaal wala ñeenti gaal diwul fenn daal. jigéen ñi ñooy wàcce xorom si ci gaal yi waaye góor ñi ñooy dem ut xorom si ci biir lac bi waaye balaa ñuy sol xorom si dinañ ko weer lu toll ci juróom benn ba juróom ñetti weer. yu marron yi moom bon poussière bi la rek mais à l'intérieur dafay weex mais le sel qui vient de sortir il est gris quoi dafay xaw a gris. mais avec le soleil boo amee 2-3 jours rek dafay weex quoi. balaa ñu koy sol ci saak yi bi nga xam ne ni moom mooy nekk qualité dina toog lu mat 7-8 mois ñu koy door a def ci saak yi boobu moom la ñuy def ci saaku yi mais bii door a génn moom duñ ko def ci saaku yi parce que dafay tooy il faut ñu mu taw ci kawam ba mu lavé wu rafet ba pare ñu door ko sol ci saaku yi moom dina am lu mat 7 mois ba 8 mois ñu door koy sol ci saak yi. xorom soo xam ni. liñ koy exporté moo ëpp fuuf liñ koy consommé fii ci Sénégal. xorom bi nag booy xool lii génn moo ëpp li ñuy lekk fii nii parce que bu fekkee xam nga xorom bu fekkee da nga koy jël rek ma jël par exemple benn saako xorom bëgg bon sa kër tey jii mën na fa am presque ñaari weer mais nag usines yi dañuy jël xorom di utiliser lu bëri boo gisee mu génn sous région bi dañ koy def seen yóbbu ci àll bi jur gi di ko lekk ak usines yooyu mais li ci ëpp moom dafay génn bitim réew comme dëkk yu mel ni Côte d'Ivoire Bénin Niger. Burkina Faso ñaari Guinée yi Mali xorom bi yëpp bu bëri dafay dem foofu parce que dëkk yooyu bëgg nañ xorom Sénégal bi trop mais problème moom mooy problème lu ko yóbbu foofu parce que gaal yi lay xorom bi dem ëpp lu muy dem te gaal yi bëriwuñu noonu te dafa cher par conteneur lay dem parce que boo doon jëloon tali bi tey nga bëgg a jël yoon bi camion pour nga yóbbu foofu benn camion Burkina Faso di nga fay ñaari millions ak juróom-ñetti fukki junni tan bu def fukki junni ak ñaar loolu dafay metti liggéeyu xorom nekk liggéey bu metti te yàgg mu mel ni coono bi méngoowul benn yoon ak payoor gi. jërëjëf Omar Kane xibaar yi marax yi fii lay daal di yem des leen di teewlu suñu programme 19h45 ngeen ànd ak Mamadou Ibra Kane ci le journal en français laata loolu ñu bàyyi leen ak seen bulletin météo di xibaar yu jëm ci wàllum jaww ji wasalaam.